بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه di sant Yàlla subhanahu wa ta'ala di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam taan ci solos li nga xam ne moom mooy les chakras li tuddee chakra nga xamante ni médecine traditionnelle indienne moo ko njëkk a développé loolu jiitu na juróomi junni at waaw parce que soo koy natt dafay toll ci 5000 ans boo demee ci les asiatiques surtout les indiens ñoom ñoo njëkk a développé médecine boobu nga xamante ni ou bien ñoo njëkk a def ay études ay jàngat ci li nga xam ne moom mooy les chakras waaw dafay dellu ci mu mujj nekk mboolem les traditions spirituelles asiatiques au fil des temps ñu mujj di ko jëfandikoo maanaam ñëpp ñi nga xamante ni ci Asie zone boobu réew yooyu diggante Chine Inde ak dëkk yu ni mel ci wàllum faj mais ci wàllu pratique spirituelle cheminement pour sellal sa ruux ñu mujj di bàyyi xel les 7 chakras yi dinañ ci ñëw bu baax a baax ngir ay bunt la yoo xamante ni dafay yombal jokkoo sunu jëmm yi ak monde bi nga xam ne mooy monde extérieur waaw dinañ ci ñëw par exemple boo jëlee kundalini yoga nga xamante ni benn la ci xeeti yoga yi nga xamante ni dafay liggéey ci nit ki war a man moom boppam maîtriser li nga xamante ni moom mooy boppam ba nga xamante ni énergie yi nekk ci boppam moom moo leen di orienté fi ko neex di pratique boo xamante ni pratique spirituelle ou bien art martial bu ñu xam la ñu ngi koy développé ci suñu dëkk yi ñoom dañuy wax ni 7 chakras yi juróom-ñaari chakras yi ay canal d'énergie la yoo xamante ni yaa ngi dégg énergie vitale ci lay circuler waaw kon pour leeral rek mën nañu wax ni daal boo xoolee doomu aadama yàlla da ko bind ci li nga xamante ni moom mooy matière nga xamante ni mooy carcasse gi nga xamante ni bu ruux génnee bis boroom dañ koy def ci suuf lekk ko nga xamante ni suuxu yàpp la ak deret ak yax mais aussi beneen partie bi dafa nekk lu nga xamante ni ruux la waaw kon bu fekkee da nga ñëw ci jëmm ji nga xamante ni moom moo composé wu ci diggante yàpp ak yax ak deret dañ naan la ay organes ñoo ko composé ci biir organes yi am na ay appareil digestif géré wàllu li nga xamante ni mooy reesal gi appareil yu nga xamante ni circulation sanguine appareil boo xam ni wàllu dawuk deret ji lay géré mais système nerveux ñëw mais aussi li nga xamante ni appareil génital ñëw nga xamante ni yàlla da ko def mu composé jëmm ji physiquement di ay organes yoo xamante ni dañuy liggéey ci ngën ji dundinu doomu aadama bi léegi bu weesoo aspect physique boobu noonu dafa am beneen système boo xamante ni système mystique la boo xamante ni c'est énergétique ni nga mën a tuddee organes yi ma tudd sànq nii ak li nu géré ci yaram bi wàllu reesal wàllu nokki gi yaa ngi respiratoire wàllu daw deret ji ak yu ni mel noonu la amee aussi yeneen appareil mystique yoo xamante ni ay organes la yoo xamante ni c'est spirituel c'est énergétique moom la ñuy wax les chakras nga xamante ni ñu bëri ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci développer études yooyu noonu ci wàllu roox dañ gis ni juróom-ñaar la kon su ma leeralee mooy su weesoo li nga xamante ni moom moo composé doomu aadama ci wàllu deret ak yàpp ak yax loolu benn partie la mais aussi am na ruux nga xamante ni may tuddee ay appareils yi ma tudd sànq nii ci physiquement ci ay organes aussi ci wàllu ruux noonu la amee juróom-ñaari chakras yoo xamante ni ñoom it aussi rôle boobu la ñuy jouer ñu gën ko xam ci chakra bu racine nga xamante ni mi ngi ci suufu boo jógee ci kaw topp li nga xamante ni moom mooy yaxu
digg gannaaw bi colonne vertébrale bi mu wàcc ba fa mu jeexee ci suuf foofu chakra racine fa la nekk mais aussi chakra sacré nga xamante ni bu dee jigéen mi ngi nekk ci utérus bi butitu njurukaay bi bu dee góor mi ngi nekk ci li nga xam ne mooy mbuus bi nga xamante ni mooy ëmbu saw mi foofu la toll. ni ki noonu aussi chakra du plexus nga xamante ni mi ngi nekk ci rek gannaaw bu ajoo ci biir bi rek xar-xar boobu nekk ci diggante li nga xamante ni mooy poumon yi wala boog dënn bi foofu la chakra du plexus nekk ak chakra du cœur nga xamante ni ci digg dënn bi la nekk moo xàjjale ñetti chakra yi ne ci kaw mooy yi ma lim sànq ak ñett yi nga xamante ni mooy ñett yi nekk ci suuf moom laa lim sànq mooy bi nekk ci suufu colonne vertébrale bi ak bi toll ci daanaka naq bi ak bi yéeg tuuti ci plexus bi léegi chakra du cœur nekk ci li nga xamante ni moom mooy dënn bi mais ak ñetti chakra yi nga xamante ni ñoo topp ci kaw gorge bi nga xamante ni moo nekk ci digg boli gi ak bi nga xamante ni moo nekk ci digg jëbi ak bi nga xamante ni moom la ñuy wax chakra de la couronne nga xamante ni couronne moo nekk couronne mooy bi nekk ci fi tolloog li nga xamante ni moom mooy nampatalu xale nampatal bi après day màgg yaxu bopp bi di màgg mooy tax mu ëmb ko di ay place yoo xamante ni place la yu ama am solo am solo ci communication énergétique ci biir yaram bi dangay gis ni boo demee ci médecine yi nga xam ne mooy médecine asiatique yi nga xam ne ñu ngi koy développé sànq nga xamante ni ça fait des années mi ngi jël benn place ci médecine chinoise ou bien indienne dangay gis ni ñi ngi faj feebar yépp yi nga xamante ni doomu aadama yi ay tawat la yu dal seen yaram di ko jaare ci juróom-ñaari chakra yooyu noonu mu nekk lu yéeme waaw mu nekk lu yéeme parce que ñoom dañ jàpp ni moom mooy source seen blocage maanaam seenu tëju chakra yooyu seenu tëju maanaam benn si ñoom bañ a fonctionner wala mu paan wala mu yàqu wala mu fat moo causé yenn tawat yi nga xamante ni day nekk tawat physique ñeel doomu aadama bi wala yenn tawat yi nga xam day nekk tawat mental ñeel doomu aadama bi wala yenn tawat yi nga xam day nekk tawat spirituel ñeel doomu aadama bi su ma demee aspect spirituel dangay gis ni doomu aadama bi connexion bi mu am ak monde extérieur bi xam nga monde bi aussi monde bi yépp dafa nekk ci dynamique boo xamante ni bu yëngu la depuis la grande explosion théorie de Big Bang boobu nga xamante ni yàlla mi ngi koy leeral ci benn aaya awalam yara allazina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fa fataqnahuma ja'alna min al ma'i kulla shay'in hayyin depuis adduna bi dafa nekk ci dynamisme bu nga xamante ni bu dakkul la ci ab yëngatu ci loo xamante ni li ko sabab mooy énergie bu nga xamante ni dafa fees del day jàng ci alxuraan boo demee ci suuratu yaasin da ngay gis ni yàlla mi ngi tudd benn aaya foofu di wax ni àdduna dara ci dalul waaw mu ne wa kullun fi falakin yasbaxuun waaw loolu moo tax buñ sukkandikoo ci théorie bi nga xamante ci théorie bu nga xamante ni mooy la fameuse théorie d'Albert Einstein te nga xamante ni ñi ko gën a xam ci la relativité générale nga xamante ni mi ngi ko développé entre 1905 ba 1915 nga xamante ni lam ca wax naam am na ñoo xamante ni am na luñ ca diingat mais dafay dëppoo exact ak li nga xamante ni moom mooy li yàlla subhanahu wa taala junj ci alxuraan moom mooy un univers boo xamante ni amul silence non pas amul silence waaw mais vibrant d'énergie bu yëngutu boobu nag doomu aadama bi nga xamante ni moom moo nekk ci biir monde boobu aussi moom mucc ci waaw parce que ku nekk ci lu yëngu bu yëngoo nga yëngu bu yënguwul nga yëngu effectivement ba loolu moo tax chakra yooyu bokk na ci seen rôle bi ëpp solo mooy di capter énergie yi di ko permettre muy circuler ci biir yaram bi waaw ci seeni jaaruwaay waaw sànq exemple bi ma joxe ci li nga xamante ni mooy organe physique yi composé yaram bi ak appareil yi nga xamante ni mooy yu wuute yi fasanti ko te nekk ci même chose ak ruux bi nga xamante ni moom mooy li nga xamante ni moom mooy li assuré dund ak nokki ak yu ni mel noonu la amee ay organe am organes yooyu nag yi ci gën a fees mooy 7 chakra yi ma tudd sànq nga xamante ni seenug paan
léeg-léeg nga dégg ñu nit de diw de ruuxam moo feebar spirituellement lañ ko gën di waxee parce que gis nañ ko muy def bàkkaar gis nañ ko muy def jëfu mala jëf joo xam ne bu jëfu nit sellul baaxul yiwul spirituellement du benn diine bu ko rafetlu su ruuxam moo feebar c'est chakra moo fatt wala benn fatt na ca moo tax dafa am solo ñoom seenu solo dafay dellu ci wérug doomu aadama bi wér ci wàllu mental ak ay feebaram yu fasantikoo te wuute wér ci wàllu spiritualité mooy ci wàllu sellte moo tax da ngay gis ni boo demee ci suuratu Samsi borom bi mi ngi wax ni wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad xaaba man dassaaha nafs yaa ngi dégg borom bi mu ne wa nafs dañu wax bakkan ñenn ñu ne conscience te du dara lu dul c'est sept chakra yi nga xamante ni moom la médecine asiatique yàgg développé war na toll si juróomi junni at te tey mi ngi commencé ay ampleur nit ñi di ci sukkandiku di ko fattanti di faj ay feebar comme nit ñi defee opération physique ci médecine moderne di faj ay feebar ñoom ñu jaare ko ci beneen wàll gi mooy wàllu roox di ci def ay miracle ak ay kawteef surtout boo demee ci dëkk yi mu wax nii sànq kon sept chakra yooyu noonu bokk na ci seen rôle bi nga xamante dañ koy jouer moom mooy communication interne énergétique ci biir li nga xamante ni moom mooy yaramu doomu aadama bi benn si ñoom paan wala fatt mu jur feebar ak tawat ci yaram bi mais aussi capter ou bien connecté wu ak monde extérieur bi nañ fi am histoire yu bëri yu ñuy nettali yoo xamante ni bu ñu ko émission bi mayee li ñuy wax dina gën a leer ci bakkan yi dangay gis ni jeexantalu sànq monde bi nekk ci biti ak monde bi nekk ci biir wax naa ko sànq mais communication entre ñun suñu jëmm yi nga xamante ni ñoo nekk di dund ci monde bi di ay nit à travers ces sept chakras ak monde bi nga xam ne moo nekk ci extérieur damay joxe exemple Omar ibn Khattab nekk na ci Madina di xutba di jokkoo ak ki nga xamante ni moom mooy saxaaba boobu nga xamante ni demoon na xeexi fële ci Faris bilaadu Faris tey dafay tolloog ak li nga xamante ni moom mooy Iran ak dëkk yi ko war Afghanistan Pakistan zone boobu daal en 645 la saxaaba bi général de guerre la woon bu tuddoon mi ngi tuddoon Saariya ibn Zunaym ad-Du'ali Umar ibn Khattab nekk na ci beneen xutba mu toog ba si ak mu ne ko yaa Saariyatal jabal wax bi saxaaba yi toogoon ci jàkka ji dañ ni Omar dafa def hors sujet waaw dafa mel ni kii li mu doon wax thème bi mu doon développé doon ci waar saxaaba yi mu génn wax leneen loo xam ne amul benn relation ba sax ñoom daf leen jaaxal après xutba bi dañ interpellé Omar ci loolu waaw yow Saariya bàyyi leen xel montagne bi après bi guerre bi jeexee Saariya ñibbisi jóge ci bilaadul Faris bi mu ñëwee mu ne Omar ibn Khattab man de sa kàddu laa dégg te maa ngi ko dégg ci circonstance bu doy waar parce que armée bi nga xam ne mooy armée yéefar yi dañ ñu gaw ci olof mooy dañ ñu wër ci fépp mais après yow sa kàddu laa dégg nga naan ma Saariya bàyyil xel montagne bi xoolal distance bi mu sore après ci la jokkook ñi nga xamante ni ñooy sama lieutenant yi taf ci lu gaaw après ci lañ reculer wax les soldats nañ wéeru ci xeer wi comme def ko li nga xamante ni mooy protecteur pour mieux attaquer pour mieux sauter reculer ci montagne bi parce que dispersion bi nga xam ne defoon nañ ko mooy ñu disperser noonu tasaaroo moo tax ba armée bi nga xam ne nit ñoo leen attaqué te ëpp leen lool di leen faat gu yéeme mais bu ñu reculer dajaluwaat daal di jël montagne bi wéeru ci dinañ mën a mieux attaquer pour def riposte pour ñoom ñu wàññeeku mu ne daal xalaat boobu daal sa kàddu laa dégg après ci la utiliser stratégie boobu noonu deltu après ci lañ am ndam xoolal ma loolu rek moo tax ci hadis Yonent bi sallam mu wax lu yéeme mu ne ittaqu bàyyi leen xel firasatal mu'min waaw fa innahu yanzuru bi nuurillah waaw bàyyi leen xel njortu ab jullit mu'min la wax mu'min mooy ku nga xamante ni
niveau gëm yàlla am kawe na waaw daraja la parce que dañu wax ni islam waaw xaalatul arabu amanna qul lam tu'minu walakin xulu aslamna les bédouins dañ daan ñëw ci yonent bi sallam ni ko ñu ngi ci biir sallam mu ne dëgg la yéen a ngi ci biir mais nekk gu leen ko kon dëgg la iman bu kawe la moo tax dafa laaj sellte ak tolluwaay ak set ak ragal yàlla kooku mooy mu'min yéen sallam mu ne moytu leen njortu jullit bi nga xamante ni mu'min la waaw parce que day nekk dëgg ay waxam maanaam yi muy wax day nekk dëgg naam su amagul sax waaw njort yi muy am ci nit ñi day nekk dëgg xalaatam day nekk dëgg li nga xamante ni mooy li muy joxe comme xalaat day wér fu mu orienté nit ñi foofu la même bu dee suba la loolu la parce que dafay gis lumière yàlla fa innahu yanzuru bi nuurillah connexion bi ñuy wax nii ci domaine bu doy waar la ñuy waxtaanee nii mooy la science des 7 chakras seetaane nag xam na solo si nga xamante ni ak xam na bunt yooyu solo si mu am ci jokkook lumière yi nga xamante ni moo sell te nekk asamaan ak yëg-yëg yi nga xamante ni yëg-yëg la yu am solo ba loolu moo tax dañ koy attaqué ñoom dañ koy attaqué mais dañuy def loo jaam bi lu ko fat bëri na ku nga xamante ni feebar na balaa loolu sax ñu wàccaat tuuti pour gën a leeral ñi nga xamante ni ñuy suivre pour ñu gën a comprendre exemple mën nañ ko joxe ci lu leer mooy par exemple tey dañuy gis ni suñ dynamo yi ñu samp tey ci suñu dëkk yi nekk poste ay courant yoo xamante ni daanaka quartier boo dem wala ñaari quartier yu ne dañ leen boole benn dynamo tabax ko couleur bu weex mu kawe dynamo yooyu ñoom ñooy accueillir courant bi nga xamante ni mi ngi jógee ci centrale ba ci haute tension boo xamante ni suñ kër yi duñ ko attan bu duggee dafay lakk congélateur yi dafay lakk lépp lu nga xam ne appareil la léegi ñoom suñ ko accueillir daal di koy segg daal di koy distribuer ci kër yi léegi 7 chakras yi aussi rôle boobu la ñuy jouer mooy distribuer li nga xamante ni absorber ak distribuer li nga xamante ni moom mooy énergie ci biir yaram bi waaw ci biir mën nañ ko toggee ci biir distribuer ko mais aussi mën nañ ko capter ci bitti jël ko distribuer ko loolu mooy solos li nga xam moo tax boo demee ci médecine traditionnelle chinoise yàgg nañ def ay pratiques pour purifier chakras yooyu noonu bi ci njëkk bi ci ëpp solo ma tudd ko parce que dafa am relation ak suñu diine parce que le prophète sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëwee gis mu nekk lu am solo la dafa wone solo si mooy lan alxijaama xijaama moom mooy ventouse la médication des ventouses la médication des ventouses xijaama ñoom dañ ko doon utiliser xam ne tey ñu bëri dañ koy def jàpp ni solo si moom mooy génnee deret bu bon bi da ngay gis ku ñëw naan la defal ma xijaama defal ma ventouse génneel ma deret bu bon bi ne sama yaram duñu wax ni bokk ci mais li ko tax a jug moom mooy génnee énergie yu bon yi ne si yaram ñoom chinois yi ñoom indiens yi dañ ko doon jëfandikoo moom xijaama ventouse pour lan ngir purifier les chakras les 7 chakras moo tax ñoom bu ñu ko daan teg xam nañ fi ñu koy teg ba loolu moo tax tey bu fekkee gis nga koo xamante ni maîtriser na ko dëgg xam na ko dëgg moom xam na fi muy teg kaas yi waaw ñi xamul nag dañuy sànni kaas yi mais jàngoro bu la waa ji wax ni moom la am jàngoro bu mu la wax ni moom la am yow di nga xam fan ngay teg kaas ba waaw parce que 7 chakras yi dañ communiquer ak organes yépp yi nga xamee maanaam ku ne zone ba nga nekk ci yaram bi mooy 7 chakras yi ma tudd sànq moo xam bi nekk ci suufu colonne vertébrale bi la ci suuf ak bi nekk ci naq bi yegg ci plexus bi ak bi nekk ci digg dënn bi ak bi nekk ci gorge bi ak bi nekk ci jëbi ak bi nekk ci nampatal bi bu ne ci 7 chakras yooyu am na zone d'ombre boo xamante ni yow moom mooy bi nga xamante ni yaa ko aaki moo lépp lu fa nekk tawat boo tegee kaas bi chakra bi tawat bi day saafara kon ñoom dañ ko doon jëfandikoo ngir purifier li nga xamante ni mooy seeni chakra parce que ci 7 chakra yi ci la tawat yi di wéree waaw loolu moo tax sànq wax naa ko boo demee ci zone ci dëkk yooyu noonu xam ne ñun ci suñu réew yi ak développement médecine moderne tawat yaram bi su tawatee dañuy intervenir surtout ci aspect physique bi ci organe physique yi dañuy gën a intervenir pour saafara ko même bu ñuy naan suñu garab yi sax wala ñuy pikiru dañuy viser li nga xamante ni moom mooy organe physique yi quant à boo demee ci pays asiatique yi surtout dëkk yi nga xamante ni ñi ngi développé médecine bi ma wax nii sànq ak études yi nga xam def nañ ko ci chakra ñoom dañuy gën a intervenir ci aspect bi nga xam ne mooy aspect chakra yi parce que bu saafara moo tax
moo tax dañ ci def ay résultats yoo xamante ni yu yéeme la mu del si ci xijaama bi nga xamante ni benn la ci moyens yi nga xamante ni islam daf ko adopté yow saa sallam épousé ko wax ci ay xadis ak solo si alors que jiitu na dikkuk l'islam parce que les asiatiques ñoo ko njëkk di jëfandikoo yàgg na trop ay junni at yéen saa sallam mu ne xayru yawmin taxtajimuuna fihi 17 19 wa 21 wa ma maratu bi malain min al malaikati laylata usriya bi illa qaalu alayka bil xijaama ya muhammad gis nga mu ne dee leen ventouse seen yaram yi 17e jour ci weeru olof pour muy leer olof amul weer mais dafa moomale boppam weer yi nga xamante ni sànq moom laa doon waxtaane benn ci ñoom muy weeru tamxarit dee leen ventouse seen yaram périodiquement di leen ko faral di def 17e jour ci weeru olof 19e jour ci weeru olof 21 jours ci weeru olof gis nga yéen saa sallam moo santaane loolu mu ne bi keroog bi ma yàlla reñaanee ma dem seeti ko malaaka yi doon nañ ma conseillé naan ma yow Muhammad del bàyyi xel di ventouse sa yaram kon mu di lu am solo la médication des ventouses boo demee ñi ci bind ak li mu def ci ay résultats ci wàllu faj malheureusement de plus en plus médecine moderne moo tax ba xeeti faj yooyu yëpp ñun dañ koy tuddee nàmpatal lañ koy tuddee imsa sallam mu ne xayru ma tadaawaytum li gën ci li ngeen di fajoo mooy alxijaama waaw mais surtout fekk yéen a ngi nekk en jeûne maanaam lekku leen xiif ngeen moo tax def ko weeru koor yàqul koor dafa am solo sax ñeen ñi dañ koy ragal peut-être jàpp ni imsa sallam nee na saafara mi ngi ci barke mi ngi ci dafay leeral xel a ngi dégg kon dee leen def xijaama ala barakatillah bisu alxamis moytu leen bisu àllarba ak ajuma ak samedi waaw ak bisu dimanche waaw ni ngeen jël lundi bi ak mardi bi gis nga xadis la saa sallam moo ko wax kon dañ ko indi ngir wax rek li nga xamante ni mooy solos purifier suñ chakra yi léeg-léeg gis naa ko dem ci Sénégal kon gis nga médecine la boo xam ne mi ngi développé partout ci àdduna bi waa ji dee tawat ki koy faj day ñëw rek di balaye day taxaw rek muy balaye li nga xamante ni moom mooy xam na fi muy balaye nag moom muy balaye xam na yenn place yi muy balaye di purifier les chakras comme ça waa ji day wér pelek dem yoonam ak bismillahi rrahmani rrahim wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa